le point de la rédaction mbokki internet yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax comme ni ñu koy defee tous les jours fas yéene ñëw jukki lenn ci actualité yi am tey jii ci àllarba ji fas yéene ci def taxaw seetlu ab jàngat Moustapha Mbaye laa ci àndal maa ngi lay nuyu bu baax Moustapha Mbaye damaa bëggul xar moo tax may jóom. mais tabaski des na ñaari fan defe naa des na suba moo def si diggante bi yàlla mën na indi xar d'ici là maa ngi lay fay di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi tàmm Sunugal 24 di fi dégloo sunu point ñuy def di faram fàcce lépp loo xam ne information la ñeel actualité bi. ayca Moustapha tey nag ñaari information la ñuy am bi ci jiitu mooy li nga xamante ni moom mooy braquage am foofu ci allée Centenaire fële ci Ndakaaru di ab boutique boo xam ne si ni benn couple chinois ñoom ñoo fa nekkoon samedi bi weesu nag la juróom-benn nit daal di songo boobile boutique daal di dugg ci biir jël fa lu toll ci 96 millions daal di violenté ñi nga xam ne si ñoom lañ fa fekk muy couple boobu ak ñenn koo xam ne si ni moo leen doon jàppale. gis nga nag vidéo yi ñi ngi ci réseaux sociaux yi mooy vidéo de caméra surveillance yi nga xamante ni jël na ko nañ ko doon defee di dóor ñi nga xamante ni ñoom ñoo la fekk ci boutique ba ak boutique ba nag doon na jaay li nga xamante ni moom mooy ay yére bokk na ci yére yi nga xamante ni dafay jugee fële ci Chine. Moustapha ci loolu laa bëgg ñu taxaw waxtaan ci ñooñu nag police teg na leen loxo muy section de recherche daal di def liggéeyam ba teg na leen loxo ka ko jiite nag nee nañ ancien policier la maanaam policier bu ñu radié la te yàgg nañ ko topp ci lu mel noonu muy wàllu vol ak yeneen yu mel noonu donc jamono ji ña nga foofu ci DIC di division des investigations criminelles ñuy wéyal enquête bi xam naa du ñàkk ne dinañ ko yóbbu fële ci procureur mu jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy procureur ñu xam naka la ñuy def ak moom Moustapha ci loolu laa bëgg ñu taxaw def ci seetlu mu mel ne que ni période bi bu jotee ñuy waajal tabaski dafay bëri ay braquage daan nañ ko dégg ci yenn dëkk yi sax ak yenn station yi tey ñu dégg ko fële ci Dakar muy allée Centenaire ñu song fa boutique chinois donc mel na ni yëf yi moom 96 millions tamit ci boutique nekk na loo xam ne si ni daal doy na waar Moustapha noo jàngatee mbir mi. waaw balaa ñëw ci loolu sax dañuy revenir ci situation bi ak mbir mi ni mu amee mooy en plein jour ñu braqué si boutique loolu je pense que war na interpeller képp koo xam ne sénégalais nga mi mbir moo xam ne dafay tegaat sur la table mooy question de la sécurité des sénégalais des biens et des personnes. donc sécurité boobu nga xamante ne nit ñi moom la ñu war a am ak li nga xam ne moom la ñu war dañuy jàpp ne am na lu ci des. bu fekkente ne bëccëg la ñuy dajji boutique ba dem seen yoon waaye nag lii xaw a dalal xel tuuti rek mooy jéego yu am solo yi nga xamante ne ñoo ñëpp bu ñu defee njombe yooyu daanaka du yàgg dara ndax ñetti fan lañ ci teg waaw police bi daal di leen teg loxo ce qui veut dire que am nañ police boo xamante ne bu fekkente ne am nga xel mu ñaaw moo xam ne defkatu ñaaw teef nga foo toll yaa ngi def lu ñaaw sa daw wala sa njombe du doon lu yàgg ndax buñ jógee sa kaw rek am na njortu bu rafet ne du yàgg dara ñu jàpp la du benn du ñaar du ñett ñi nga xam ne dañuy toj ay boutique ak yow ñu jàpp leen loolu benn point la beneen point bi mooy côté sécurité ak boutique xam nga tey jii dafa am lu ñuy wax di thésauriser xaalis dafa am benn montant wax ne waroo faa yegg nga di ko garder si boutique loolu tamit il faut que ñu xam ko ñoom ak sunu mbokk bawol yi ak saalum yi ak képp koo xamante ne da ngay def commerce bu mag am na foo xam ne xaalis fa tolloo dañ la koy aaya nga téye ko ci boutique loolu boo ko defee yow sax yaay njëkk rëqaluwaa bi lii nii déjà ñoom 96 millions yi ñu nekk foofu noonu rek bu leen si yoon fekkoon rek mën na leen indil problème 96 millions bu ñu ko fekkee sa boutique parce que xaalis dafa am circuit bu mu war a jaar boo ko jaaralee foofu amaana impôt du ci génn lu bëri du ci génn xaalis boobu day génn daanaka ci circuit bi donc yooyu yëpp pour ñu éviter ko nag nañuy yóbbu xaalis di ko dénkaane si banque yi am na ñoo xam ne ñoom ñoo boo ko fa tegee moo ëpp sécurité ñoo la ko gën a mën a yoral boo ko fa tegee amaana mooy gën mais boo jëlee xaalis di ko denc ci boutique wala nga koy denc ay kaaf wala nga koy denc ay saako ceeb ak di ko duggal ci bërëb yoo xamante ne ëllëg mën nañoo dugg yóbbu ko doo xam noo koy réclamer doo xam noo koy bool te bëri na ci réew mi et je pense que lii war na yee ñu bëri seen xaalis ñu gën a xool nan lañ koy garder. ñu ñëw ci cong gi Moustapha caméra de surveillance yi gis nga yaa ngi koy gis ci réseaux sociaux yi muy film boo xam ne si nii doy na waar trop bu ñu gisee ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon def ñaawteef yooyu jëf ji ñu doon def yore arme gis nañ ci koo xam ne si ni yor na benn pistolet ak ki nga xamante ni moom moo doon chef de gang bi moom solul masque sax xam naa li tax ñu gën a yombal jàpp bi loolu ci bokk ñi mu àndaloon soloon nañ masque yi nga xam ne dañ ko waxoon pour ñu sol ko pour coronavirus bi mais ñoom xam naa dañ ko soloon juste pour bañ ñu xàmmee leen waaye jàpp na leen mu mel ni que ni Moustapha problème sécurité bi tamit
junj nga ko léegi en plein jour ñuy attaqué ay boutiques donc mu ngi mel ne que ni maanaam nit ñi daal nelawatuñ mën naa ni benn bët la ñuy nelawee léegi jamono bi surtout ci période tabaski bi ak xar yeeg yooyu yu nu mel donc problème sécurité tamit taxawaat na ba léegi. problème sécurité taxawaat na léegi dafay indiwaat question bi ñu soulevé woon léegi bi ñuy démarrer débat bi rek mooy li nga xamante ne mooy surveillance bi nga xamante ne boutique bi ñoo ko war di njëkk a jox seen bopp balaa ñuy wax état bi. parce que balaa mënoo yor sa kër doo fa def buntu kër ba pare naan état bi na ma ko surveiller c'est impossible balaa nga wax état bi na ma jox sécurité yow war a njëkk sécuriser sa bopp te sécurité boobu nag ci yenn endroit xam ne dafa bëri yu ñuy jaay dafa bëri ay marchandises ak yooyu bokk na ci nga am caméra de surveillance bu baax nag dañuy wax tamit te ñii boo gisee caméra bi ñenn ñi dugg si ñoom sax doon nañu wax naan boutique bi ndax amul caméra de surveillance ça veut dire que am na nuñ ko làqee woon am na bërëb bi nuñ ko dencee woon ba boo duggee doo ci bàyyi xel ñu fàttali ne am na ñu bëri ñoo xamante ne sàcc dëgg bii sàcc du dem foo xam du dem fenn à la première fois dafay ñëw seet si yeble ndax gang bi mu duggee chef de gang bi da doon wuyu téléphone di am ku mu doon wax mu ko jox ay indication di ko jox ay directive mu doon exécuter di wax ñeneen ñi def leen nii dem leen nii moom mi ngi doon wuyu téléphone fu mu toll xam naa moo taxoon sax talul woon takk masque mag yooyu donc ce qui veut dire que caméra surveillance bi lenn am na mooy bu ñu ko gisoon mbaa mu nekkuloon dafa visible nii dañ koy daal di éliminer te su boobaa dañuy brouiller piste yi donc loolu bokk na ci loo xamante ni nit ñi war nañ ko si mën a jàngee naam caméra surveillance baax na mais tamit nga wut ay astuces yoo xam ne mën nga koo def ba caméra bi kenn du ko gis am na ñoo xam ne dañuy seet benn photo ñu xool nañ ko ciy dugalee bëri na yeneen astuces yoo xam ne mënuñu koo wax ni ñu lampe donc bëri na astuces yoo xam ne mënuñu koo wax ni nit ñi di ko déglu après ñu jëfandikoo ko mais buñ jegee tuuti ñi nga xam ne dañuy liggéey si technique boobu mën nañu expliquer façon boo xam ne dañ ci làq sa caméra de surveillance te ku dugg ci boutique bi dina dugg ba dem te du xam ne fii ñu ngi ko doon filmer et loolu suñ ko defee dina leen dimbali ci yu bëree bëri parce que ñu bëri am na caméra yi ñoo la ñuy jàpp ne mbir la boo xamante daal buñ ci sàccee mën na leen weer suba mais am na beneen mbir tamit boo xam ne mën nañu ko cee gis bon ñu d'accord rek ne amul violence boobu concerne à part bi quelques coups de pied yi mu jox ñu toogoon foofu noonu arme bi leen pointé tiite leen jël xaalis bi yóbbu ko doon na gën a ñaaw su fekkonte ne dañ leen violenté dóor fii coup de feu def nii def na le ñu bi ñu ci leen jaare ba jàpp leen ñu identifier ki nga xamante ni moom mooy chef de gang bi muy un ancien policier koo xam ne dañ ko radié ci police la nekkoon d'après information yi nga xam ne si jël nañ ko ci Libération donc mu nekk tamit mbir moo xam ne si ni doy na waar un ancien policier bu ñu radié donc moom tamit dafay am ay technique xam yëf yi nu ñu koy defee pour mën ci génn mais dafa mel ne tey raté na. waaw raté na parce que bu fekkee ne récidiviste la moom loolu ba mu nekkee police bi jëf yooyu la doon def ba ñu dàq ko mu génn formé gangang di dajji ba ñu jàppaat ko donc xam naa mbiri du sedd ci moom mais dafay wane rek encore une fois ñi nga xamante ne dañoo sol tenue ku ci yàlla dëngaloo wala ku ci dëngate bu garaaw ngay doon parce que yow manipuler nga arme xam nga stratégie police yu bëri xam nga nu ñuy pointé xam nga yu bëri xam nga nu ñuy songee xam nga ni ñuy moytoo yu bëri jàngal nañ la ko nga nekkoon ci police bi xam yu bëri ci ñoom kooku su nekkee wëyu rek bu yàlla dimbaliwul nit ñi rek wëyu bu garaaw lay doon moo tax ñooñu pour man je me dis que dafay baax ñu xoolaat ñi nga xam ne soit kii dañ ko rajee sax mi nga xam ne dañ leen libéré ak ñi nga xam ne dañoo defoon service ba bàyyi donc ñu doon ay nit ñoo xamante ne pour man war nañ mën a def ba mu des dëng parce que bu ñu dëngee du doon dëngate bu daw du bokk benn civil boo xamante ne amaana technique yu bëri xamu ko stratégie yu bëri xamu ko ñee seen dëngate rek dafay doon benn danger boo xamante ne kenn du xam nu mën a doy ci société bi. parce que lu ñu si tiré armée bi tamit bari na ñi ñuy libéré ñoo xam ne si ni daanaka après duñu am leen lu ñu def noonu la ñuy mujjee def formé nañ leen ci lu bëri yenn techniques yi yenn techniques yi comme ni ma ko waxee mais après dañ leen di bàyyi ci nature bi rek ñuy dem. loolu tamit danger la am na ñu ko yàgg kaas mais comme xamuñu procédure recrutement bi nu mu demee ak lan moo tax ñu leen di libéré ak yan moo tax kii mais pour man daal former nit ki ba pare engagé ko 2 ans libéré ko mu dem ëpp nay bëri ci biir askan wi parce que ñenn ñu bëri ñoo nekk agent de sécurité di garder foofu la ñuy mujjee nekk ci buntu banque yi wala nekk ci di garder fenn quelque part parce que dañuy jàpp ne boo defee service militaire rek am nga benn fit bi am nga benn technique benn xarañte boo xam jëm ci wàllum défense ak attaque ak yooyu loolu moo waral nag genre yooyu tey jii pour man ñoo xamante ne lañ war nañ mën def tout daal ba bay mën a moytu yenn yi loolu nag mënoo ne état bi képp koo libéré wala képp koo xam ne da nga koo ràjjee nga topp si ginnaaw di ko surveiller mënoo ko mais ñoom ñooy am conscience boobu ñoom ñoo war a am benn kii bi tamit benn dal bi xam ne lépp lu ñu def rek seen i ay rakk ak seen i ay sœur lañ nekk ci société bi te lépp lu ñu def ñoom la ñuy gaañ te lépp lu si waaye def rek ëllëg dafay retourner sa kaw. en tout cas am na solo bu baax a baax ñu bàyyi xel également ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor ay magasin yor ay boutique ñuy bàyyi xel bu baax a baax montant yi ñuy yor ci seen boutique yi
am na solo bu baax a baax xam nga boo yoree plus de 96 millions wala 100 millions nga yor ko sa boutique bu la nit attaqué rek daanaka mooy man bu ko yóbboo dina nekk loo xam ne si nii lu yéemale ne te yoon sax dafa tere ñuy téye montant yi toll noonu ci boutique dañ ko war a yóbbu banque moom moo gën a wóor également ñi nga xamante ne période tabaski la ñu nekk ñu bàyyi xel également ci wàllu côté sécurité tamit ñi nga xamante si ñoom ñooy yëngu ci wàllu boobu commerce parce que jamono bi ak station essence yi aussi ñoom bëri na li ñuy leen di surtout ñu nekk ci àll bi guddi gi dañuy manqué sécurité ba nga xamante ni da leen di attaqué lu bëree bëri donc Moustapha xam naa noonu la ñuy duggee ci leneen li waaye xam naa soriwul sax li ñu doon waxtaane mu yàlla agression mooy professeur Seydi fan yi ñu génn la ñu waxoon ne dañ ko agressé fële ci Yoff armeeru Yoff yi ñu doon denc benn xaritam mu demoon ci am benn waay bu ko dogale bu ko fekk ci otoom sax daal di koy wax ay kàddu yoo xam ne si ni kàddu yu tegginewul la yu ñaaw la yu diis la ci ki nga xamante ni moom mooy professeur Seydi donc nag ñu toppoon ko ba jàpp nañ ko teg nañ ko loxo ne ñu ngi ko jàppee foofu ci Fass kooku nga xam ne si ni dañu jàpp ne moom ingénieur la ci benn société automobile bu nekk fële ci France moom nee na weddina bu baax a baax agression bi nga xamante ni wax nañ ko ne daf ko def ci ki nga xamante ni moom mooy professeur Seydi mais juste daf ko doon wax rek thèse yi ñu doon avancé que ci ku génn àdduna ci mbas mi muy Covid 19 fële ci bitim réew mënuñu la indi fii fii ci Sénégal la denc la fii donc moom loolu rek la doon weddi mais violenté wul waxul kaddu yoo xam ne si nii kaddu yu violence la jëmale ko ci ki nga xamante ni moom mooy professeur Seydi jàpp nañ ko Moustapha fële ca Fass sañ ko jàpp alors suñu xarañte après xam naa sax foofu la ñu tëjee mooy xarañte gi nga xamante ni suñu waay takk der yi am nañ ko donc après xam naa dinañ ci tey ñu félicité leen bu baax alors naka nga jàngatee yow mbir moom nga xam si ni am na waa ji nee na moom agressé wu ko da ko wax juste dafa weddi rek juste lu mu wax. mais même bu ko agressé wul balaa ñoo ñëw ci police bi ni ñu def ba jàpp ko même bu ko agressé wul jëfin bi moo ñaaw parce que koo xamante ni dafa dugg ci oto nga daw si scooter ba ñëw mu ne ko yow yaay monsieur professeur Seydi mooy la waaw wàccee verre yi nga tifaat ko wax ko lu la neex ba mu kooku départ dem nga toppaat si di wax kooku tamit même bu ko agressé wul tamit xam nga am na loo xamante ni du agression physique mais agression verbale la nit ki ñëw rek nga heurtal ko wax ko loo ko war a wax yaa ngi koy agressé verbalement et waa ji loolu la def moom tamit donc bi mu defee mbir mi ba pare man bokkoon naa si ñuy wax ne waa ji du yàgg ñu jàpp ko parce que dafa décliner identité am si kanam professeur Seydi nekk man maay diw ak diw France laa nekk information yooyu nga xamante ne enquêteur ñoo waroon dem gëstuju ko ba xam kan la moom moo ko jox professeur Seydi doo ko dem donc kon kooku genre wane fit la woon boo xam ne man ragaluma li ma doon def la doon demee mais man li question bi may njëkk posé rek mooy yow ingénieur ci wàllu automobile nga lu ci wàllu santé bon dégg naa tey ci quotidien bi ñu wax ne dafa am benn mbokkam xaw boo xamante ne restriction yi ñu defoon ak aaye bi ñu aaye woon moo tax ñu suul ko fële France xam naa dafa doon ñaan yàlla ñu suul ko fii coronavirus bi mer bu mu denc la rek waaw mer bu mu denc la parce que boo xoolee bi mu waxee ak professeur loo leen wax li ngeen décision bi ngeen jël tegewoo leen ko fenn man lire naa ay revue dégg bi ñu ko woowee tamit police commissariat tamit ay revue am la indaale revue yu mu lire pour ñu wane ne loolu lépp mais dafa suivre logique évolution mbas mi parce que bi ñu ko jëlee après dañ koo teggiwaat li waral ñu tegg tamit du woon Sénégal kese bëri woon na dëkk yoo xam ne dañ ñëwoon du ñu rapatrier du woon Sénégal kese bëri woon na ay dëkk yu ko jël mais après bi si nit ñi kaasee toog di déglu di ko lijjanti xam nañ ne kat nit ki mën naa faatoo corona ñu jëlee ko Europe indi ko fii te du am benn danger donc loolu nag bi mu amee ñu commencé koo daganal ñu jël nit ñi di leen indi fële coow loolu daal di jeex mais comme mbir moomu jeex na ba passé na pour man waroon na am plus de retenue waroon na am plus de discipline waroon na am plus de yar ba ku mel ni professeur Seydi nga xam ne ñi ngi def lu nekk ci santé bi du woon yoon nga koy attaqué directement di ko wax yoo xamante ne amaana décision bi sax moom jëlu ko même su fekkente ne ci biir la bokk mais tamit en tout cas lépp lu ci mënta am geste bu ñaaw la lu kenn du rafetlu la bu ñu koy jàppee aussi dañuy féliciter suñu force de l'ordre. comme ni nga ko waxee pour man mënoon na waxtaan ak professeur Seydi parce que comme interpellé na ko publiquement mu taxaw jël temps wàccee vitram wax ak moom je pense que waroon na waaw mu taxaw voilà boo taxawoon tey wax ko voilà te moom disponible na quoi boo ko ci waxee ci loolu ne ko man kat dama dégg ñu ne nangam ak nangam après damaa gis ci benn revue ñu ne mën na nekk ak yooyu professeur Seydi dina ko tontu ci njëkk ak teraanga ñu waxtaan ci njëkk ak teraanga ku nekk dem te problème du am donc loolu je pense que lii waroon na ko mën a éviter mais xam naa dafa wax ak xolam rek
dafa waxe ak xolam donc moom moo ko indil li nga xamante nii am voilà lu mu dencoon la sax di fallait mu génne ko pour mën a nekk à l'aise mais mënoon nañu ba ñu egg fii donc ñu comme ni nga ko waxee ñu féliciter également suñu takk derrière vraiment coow li bëri na léeg-léeg ñu am ay ñu nekk ci ay jafe-jafe ay tolof yu mel nii affaire de sécurité mais à chaque fois rek gars yi dañuy def mais gars yi duñu mucc donc suñu sécurité bi moom vraiment ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax xam naa dama lay bàyyi nga daal di dugg foofu rek tàggatoo waale ci ñu yëkkati parce que ñu ngi may wax ne que li ñuy dese ci temps daanaka bareetul. waaw foofu laay tàggatoowee rek di leen jaajëfal encore une fois parce que force de l'ordre yi vraiment gis nañ ne bu njombe amee wala njaaxum moom ay fan lañ ciy teg rek daanaka ñu jàpp leen te loolu liggéey bu mucc ay bi ñuy def moo ko waral ba tax na sax defkatu ñaatu ñu bëri nelawtuñu bu dara amee dañ naan déglu leen rek li ñu jàpp ko yenn saa yi ñu si biir oto lañ ko jàppee fële mi ngi doon dem dégg dugg frontière bi mi ngi doon def ne lépp waaye lépp lu ci mënti am rek dinañ def ay liggéey yu am solo ba jàpp ne loolu nag ñu leen ci félicité di ñaan nguur gi mu gën leen dooleel doole logistique bi renforcer équipe yi su ko defee dinañ gën a mën a aar askan wi gën leen gën a mën a taxaw loolu moom mbir la boo xam te ñu ngi koy ñaan nguur gi ñu gën leen taxaw parce que bëgg nañ ko ay jàmbaar lañ ñi ngi def seen effort lépp lu ñu mën bu jógee ci loolu xanaa dañuy wax déwénati nit ñi rek balaa ñoo joxe kii bi antenne bi dañ leen di wax déwénati rek di leen baalu àq di baalu àq ñëpp ci tabaski bi jógee ñi war a voyage tabaski yàlla yéen ñu yóbbu ci jàmm ak salaam ñu dem voyage ñëwaat ak jàmm ak salaam ñi voyagé ñi tabaskee ci capitale bi ñu tabaski ak jàmm ak salaam ñu sóoraale ne coronavirus dañuy tabaski ak coronavirus mi période bu difficile donc ñu jéem a def ak moom rek jéem a moytu sàmmonte ak geste barrières yi yàlla nangu ñu suñu tabaski ñu tabaski ko ci jàmm ak salaam dem jàmm ak dikkaat ak jàmm yeggal di leen jox ay information comme ni ngeen ko bëggee. ayca kon mi ngi noonu man également foofu lay tàggatoo rek di leen wax déwéniti di leen baal àq di leen baalu àq parce que tamit wax dafa metti maanaam léeg-léeg ñu juum te duñ ci bàyyi xel ngeen ñuy déglu également ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax ci tabaski di leen ñaanal ñu passé ko ci jàmm. comme ni ko Moustapha waxee ñi nga xam ne si ni dañuy dem tabaski yàlla teg leen ci yoonu jàmm ñu ñëwaat ci jàmm fekk fii jàmm donc noonu la ñuy yëkkatee jotaay bi di jaajëfal bu baax Diaw Fara tey moom moo nekkoon ci technique bi Biggi Jackson moom daal di nay daw uti xar man sax amaguma xar waaye xam naa su ma jógee fii rek damay daal di daw ca daral ga yóbbaale Moustapha ñu daal di lijjanti ay xar yéen tamit yàlla yombalal li nga xam ne si moom mooy xar yi ba suba incha allah beneen plateau jaa ngeen jëf.